jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la maa ngi nii Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo ci Abdou Karim Gueye Karim Xurum Xaqa moom laa gis muy dal ci kaw Ousmane Sonko lu tax muy dal ci kaw Ousmane Sonko ngir Ousmane Sonko dafa dem ci conférence de presse Y'en a marre di jàppale Kilifeu ak Simon mais vidéo bi moom laay déglu nii pareguma sax mais li ma ci jotu dégg balaa may fàtte ma ne il faut que ma réagir parce que Karim Xurum Xaq nee na Ousmane Sonko waru fa dem nee na Ousmane Sonko dafa wax ne le dossier est vide maanaam li ñuy toppee Kilifeu ak Simon dara amu ci Karim Xurum Xaq nag nee na loolu c'est grave nee na loolu c'est grave ba pare mu ne Ousmane Sonko nekk fa di wax ay waxu néeg Kilifeu wax na ma ne procureur nee na sa yoog sa jabar da ngeen tas ba pare mu ne lan moo la wóor ne Kilifeu waxu la dëgg rien que pour jege la mais vraiment Karim Xurum Xaq vraiment ku mu yab nag ku mu yab le président Sonko def benn stratégie yow nga ñëw nga ne li mu def nii baaxul fan nga ko teg Karim Xurum Xaq mais vraiment xanaa Karim Xurum Xaq moom du analyser lii ku mel ne Tange moo koy def koo xam ne peut-être leeral moo ko yónni ñëpp xam nañ ne leeral lay liggéeyee te ñëpp xam nañ ne leeral dañu pro-Macky Tange moo ko war a def mu jaaxal nit ñi mais Karim Xurum Xaq un activiste boo xam ne man yàgg naa ko critiquer parce que man ay méthode am daf maa doyul xeexkat la gaa mais man ay méthode am yàgg naa ko critiquer parce que tey bu ñëwee mu ne Ousmane Sonko warul jàppale ñoom Simon parce que le dossier est vide mais le dossier est vide mooy dossier bi dara nekku ci ñii lan lañ leen di toppee ñu ngi leen toppee passeport trafic Kilifeu loolu lañ koy toppee mais bañ demee ba ci biir lan lañ gis dañoo gis ne Kilifeu escroquerie maanaam dañoo dem ba ci biir ñu ne affaire passeport bi sax léegi teg nañ ko fële léegi lu ñu xool mooy ne Kilifeu yow dangaa jël xaalisu jàmm dangaa escroquer nit dangaa dóor ceer loolu lañ demoon ñu wax après ñu dem ba ci biir pour téye ko ñu nekk fi naan ay trafic de migrants ak ay dugg na fii génn fii est-ce que yéen a ngi may dégg te benn vidéo rek la ñu am benn vidéo musuñu gis Kilifeu mu dem ambassade France wala mu dem ambassade Italie mu wax ak consul bi ci biir oto bi lan la Kilifeu wax dafa woon nit di ko laaj ndax am nga numéro consul est-ce que yaa ngi may dégg Kilifeu lan la wax dafa ne xaritam Thier ndeysaan moom la doomam feebar mu bëgg ko dimbali est-ce que yéen a ngi may dégg mais looloo tax mu ne le dossier est vide léegi mu ne Sonko dafa war a ñëw foofu mu jàppale Y'en a marre waaye warul jàppale Kilifeu mais loolu lan la mën nekkee nan la Sonko di ñëw ci conférence de presse bi di jàppale Y'en a marre te du jàppale Kilifeu te du jàppale nu mu tuddati Simon ba pare mu ne Sonko un homme qui aspire à diriger le pays un homme d'État warul def yenn yi warul wax ay waxu néeg sëñ Bassirou Gueye nee na lii sama jabar dañu tas mais lu tax ba Sonko du ko def Sonko dafa am méthode boo xam ne buy wax dafay fexe Bassirou Gueye fu mu nekk bu toogee xol bi day bon da leen di xas da leen di wax loo xam ne kenn ñemewu leen ko wax pour wane leen ne moom amul lu muy ragal loolu ñëpp xam nañ ne méthode Sonko la Sonko fii la toog bu dee assemblée nationale dañuy jox ku nekk 10 millions kooku ay méthode Sonko la moom mooy génne yenn mbóot yi di wax yenn affaires yi comprendre mais bu ñu gisee un activiste de la trempe de Karim Xurum Xaq bu fekkee ne moom mënul comprendre lan moo tax Sonko di jàppale Y'en a marre te moom waroon na xam ne Macky Sall ay affaire passeport intéressé ko Macky Sall ay affaire visa intéressé ko xam la ma ko intéressé gis na Kilifeu jege Sonko di dem di jëndi xaru tabaski ci Kilifeu loolu moo dérangé Macky Sall gis na ne Kilifeu ci ñu gën a xadar la bokk gis ngeen lu mu def ci plateau bi moo ko mettre El Hadj Diouf dafa tàng gis nañ ko mu dem ci defe naa Kaolack la demoon policiers yi jàpp ko fa patam mais ko gis nañ ko mu ànd ak Guy Marius Sagna dem est-ce que du woon ñaani nga xam ne Malicounda mi ngi ci terrain bi fépp Macky Sall na da koy décapité mais loolu Sonko du ko seetaan
Karim Xrum Xax loolu boo ko mënul comprendre là parfois la fin justifie les moyens xam nga entre deux mots il faut choisir le moyen mal munoo wax ne Macky Sall moo gën a baax kilifa munoo wax ne Macky Sall ñoom li ñuy def ñoom Bougazelli ak député yi li ñuy def moo gën a baax ñoom Simon te ñooñu ma la tuddal Bougazelli ak député yi kenn jàppu leen loolu tax Sonko ñëw Sonko bu ñëwuloon ñoom Y'en a marre dañuy gën a am problème Sonko il faut que mu ñëw mu wane boppam mais Karim Xrum Xax li mu wax ni amul bopp amul génn te gis nga président Sonko il faut gars yi commencé ko respecter amul activiste amul non activiste lii Karim boo koy def ñun suñuy xel day teey ci yow ci xeex bi parce que yow yàgg naa la critiquer ma ne la bu manifestation amee lu tax yow ngay beddew ko xanaa manifestation bii passé lañ lay doog a gis nga dem ànd ak ñoom Guy Marius Sagna mais manifestation yu fi amoon yu bëri bu ñu waxee ne ñëpp tas place de l'Obélisque yow nga dem place de l'Indépendance yow kese nga dem foofu ñu jàppale yóbbu la bu ñu waxee suba nga ñëw place de l'Obélisque nga profité dem assemblée nationale la nga amu ci gris yi nga xam ne bu ñu la jàppee dañ lay jàpp dugal la si suba si xale yi ñooy nekk ci terrain bi di xeex ñu leen di dóor bal lu ñu leen koy def Karim Sonko c'est notre président li ñu am fii yëpp Sonko moo tax ñu am ko bu dul woon Ousmane Sonko xëy na ba léegi yaa ngi ci kaso ba bu dul woon Ousmane Sonko kenn du fi ñeme génn di wax man mi activiste di wax lu ne ñu koy yàq Macky Sall Ousmane Sonko ndam bu ñu mës a am ci Macky Sall mi ngi commencé ci mars xam nga commencé ci mars xale yi génn ci fay waa affaire ba ñu daw Ousmane Sonko moo tax ñu am loolu yépp est-ce que yéen a may dégg kon nag munoo fi ñëw Ousmane Sonko moo la gën a jàng mais li ngay def ni dafa mel na nga koy xas naan un homme d'état warul def li war man jotuma sax déglu lépp xam naa ne su ma dégloo lépp mën na am ma déggaat fi leneen gars yi may leen ma xool lu muy waxati nee na nee na Sonko wax leen ko dëgg parce que ay waxam mi ngi jiwaatloo ak ay jëfam nee na il faut que ñu wax ko dëgg mais yow Karim yow kon daal da nga wax ne Sonko fi mu nekk naal day fen daal ay waxam mi ngi jiwaatloo ak ay jëfam lan la fi waxam jiwaatloo ak jëf yow nga gis ne ñii toppeewuñu leen ngir passeport Macky Sall li mu bëgg rek mooy noot leen mais Karim un peu de respect lii boo koy def suñu xel dina tey ci yow trop xanaa Macky Sall dañ la jekku ci dara parce que fan yële génn nga fi def benn vidéo bu bizarre nga toog sa kër di wax ne dafa am benn dof bu fa dugg am na lu mu fa bàyyi bu dee affaire yamba la yow doo jaay yamba doo def lii doo def laa xanaa gars yi dañ laa jekku Karim lii nag boo koy def nga amuloo kenn koy attaqué di attaqué président Sonko gars yi rus nañ la moo tax waxaguñ la dara mais lii Karim bu ko defaat xaaral ma dégluwaat nee na personne n'ose dire Sénégal dañu bañ kuy critiquer dañu bëgg Sonko nekk suñu xarit nee na def na erreur bu rëy laa nee na si ñun lay yebee client buñ dul yekkale nee na moom yàlla rek la ragal il faut que ñu wax ko dëgg mais Karim Xrum Xax lu ko dal waaw nee na Y'en a marre sax yenn wax yi waxuñu ko nee na bu dee kilifa sa xarit la da nga war a xam ne yéen ñaar la mais Karim lu mu comprendre mooy fii affaire xaritoo amu ci li Sonko bëgg wane foofu mooy ne du question xaritoo gouvernement bi ñëpp xam ne dañuy topp Karim Xrum Xax dañuy topp kilifa dañuy topp Guy Marius Sagna bu ñu gisee ne kilifa di dem kër Sonko de 9 février ba 3 mars li tax Sonko di wax loolu dafa bëgg wax ne loolu moo dérangé gouvernement bi li ñu gis mu ànd ak Sonko ba nekk ay xarit Sonko wóolu ko di dem jënd xar tabaski xëy na loolu tax waa gouvernement bi ragal ñu ne xaaral ñu saxal ko pexe déglul Karim déglu ko nee na dafa war a nekk président Sénégal du moom moo war a taxaw di wax procureur bi lii la wax kilifa ñëw na ñaari yoon sama kër day ñëw sa nee na lu si ñoon si loolu nee na Sonko dafa war a xam mooy kan nee na Sonko dafa war a xam la lay posé sama ordinateur lay seetaan ni nee na Sénégal warul nekk affaire gang ragal ma sama ginnaaw ma ragal la sa ginnaaw
la mais kii li mu wax dafa grave ah la lii de du respect Karim Xurum Xaq lii du respect ragal ma sa ginnaaw ma ragal sa ginnaaw du question affaire ragal ginnaaw xam nga Macky Sall li mu bëgg mooy faagaagal diviser pour mieux régner loolu nag ñun duñ ko seetaan quoi xaar ma dégluwaat tuuti kii jarul ma koy déglu lépp nee na affaire Adji Sarr bi Y'en a marre injustice moo tax ñëw ñu fon pour xaritoo waaw wax na ba géex waaw di nga wax ba géex moom waaw i nee na il faut que Sonko di bàyyi di wax ak émotion ah ay affaire taajal ma bool dugg na fii gi mais Karim quel manque de respect mais kii Karim mi war nañ ko teg placement président Sonko ngay waxal nag day non li mu wax non Karim mi ça va pas ah waaw nee na day xeex escroquerie nee na Kilifeu ak Simon dañoo fauté dossier bi vidul la ilaha illallah nee na dañoo fauté lan lañ fauté ils n'ont qu'à payer que justice soit faite la ilaha illallah waaw mais Karim Xurum Xaq mi nit la Karim Xurum Xaq nit la nee na bàyyi ngeen Sonko mu mel ni fas bu rëcc c'est pas normal mais lii ay xas la mais waa Pastef fu ñu nekk lan moo tax bu Tange génnee wax li muy wax Ousmane Tounkara ñëw dal ko mais Karim Xurum Xaq bu ñëwee di manquer de respect le président Sonko ay fas bu rëcc yu ma xamul mais c'est du n'importe quoi man vidéo bi bëgg mu gudd mais kii il faut ma déglu lépp oh my god non ñu ne wax leen dimbali arrêtez de lui jeter des fleurs nit rek kese la day juum relation sentimentale mais kii lu muy wax ni ban xarit affaire xarit amu fi Kilifa xeexkat la affaire xarit amu fa nee na nous ne soutenons pas Kilifeu et Simon parce qu'ils ont fauté non kii il faut que ma arrêté parce que bëgguma vidéo bi gudd trop mais vraiment déjà moom mi ngi gën a dugal Simon ak Kilifeu di wax ne dañu fauté mais Karim lu ma bëgg mu comprendre mooy Simon dina génn Kilifeu dina génn léegi parce que Macky Sall doful comprendre Karim nag war na xoolaat boppam li tax muy def lii xamuñu ndax gouvernement bi dañ koo jekku wala lan la mais Karim daal wala boog moom war na xoolaat boppam quoi parce que moom ni muy xalaatee ak ñun ni ñuy xalaatee du benn Sonko boo amee ennemi bu mel ne Macky Sall tous les moyens sont bons pour nga jëlee ko fi wax ji yëpp loolu la gars yi like leen partager leen abonné leen xëy na suba ma gën ci xuus jaajëf